asalaamaaleykum mbokk internet El Vision Médias maa ngi leen di nuyu bu baax di leen char di wax ni c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver tey ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bi nga xamante nii mooy taxaw seetlu mu ànd ci comme toujours ak président Lamine Gueye ak Sidy Seck ñu fas yéene def li nga xamante ni mooy taxaw seetlu ci li nga xamante ni mooy actualité bokk na ci actualité bi nga xamante ni démb jot naa fuité mooy li nga xamante ni réaménagement du couvre-feu ñu fas yéene koo jëlee 20h yóbbu ko ci 22h ci information yi nga xamante ni yooyu lañ jot bokk na si aussi li nga xamante ni mooy ay ñaawteef wala ay xeetu violence yoo xamante ni jot nañ ko nemmeeku ci dëkk bi mu jóge ci ay waay takk der dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy citoyen waaye aussi fas yéene nañ ñëwaat ci li nga xamante ni mooy tëju marché yi nga xamante ni indi na coow lu rëy indi na problème askan wi donc yooyu ak yeneen yoo xamante ni buñ ko temps bi ñëwee mayee incha allah dinañ ci ñëw ak yéen donc ma jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy Sidy Seck Sidy maa ngi lay nuyu. doyen maa ngi lay fay bu baax di la ziar di jaajëfal mbokk internet yi ñuy seetaan di leen nuyu di nuyu le président Lamine Gueye aussi di leen wax ni bismillah ci waxtaan bi. bismillah waxtaan bi loolu la Sidy dalee donc nga jox ki nga xamante ni mooy président Lamine mu fas yéene moom aussi def nuyoom président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aliou di la ziar di ziar mbokki El Vision yëpp internet El Vision yëpp di leen wax bismillah. Bismillah donc on va entrer dans le vif du sujet sans trop tarder donc président comme yow yaa yor micro bi ñu commencé ci yow donc démb jot nañ information boo xamante ni mu ngi ñuy wax ni couvre-feu bi ki nga xamante ni mooy président de la république fas yéene na ko jëlee 20h yóbbu ko ba 22h ci sàkkuteefu ay ñenn ñoo xamante ni ñu ngi ci réew mi ki ci gën a nemmeeku di Ahmed Khalifa Niass noo gisee mesure boobu. waaw xam nga comme ni ñuy wax chaque jour rek maanaam moom nit ñi dañ koo bàyyi ak cëggal guyam moom président. xëy na tamit benn instant mu ngi déglu ñu mel ni yenn réseaux sociaux yi mu ngi déglu ci télé yi xam na li population bi di demander parce que loolu lu nit ñi di demander ba mu yegg ci moom la même bu dul Ahmed Khalifa Niass li muy wax nit ñi yàgg nañ koo wax couvre-feu bi jaadu la ñu yóbbu ko ba 22h depuis bi koor gi commencé waroon nañ ko mën a yóbbu ba 22h ndax nit ñi am nañ ay soxla loolu bu ko defee lu baax la su ko deful aussi war na ko def mooy li ñu fi waxoon bii passé rek maanaam instant bi dafa jot. solution décision yi ñu jëloon ci départ bi te gis ni décision yi amul benn njariñ wala amul benn avancement ñu xoolaat yeneen loolu la quoi. xoolaat yeneen quoi ñu jox ki nga xamante ni mooy Sidy yow tamit gis décision boobu noo gisee. waaw décision boobu man pour man daf ko yéex a jël sax quoi franchement parce que bu ñu xoolee depuis le 2 mars le Sénégal encaissé premier cas am ci Covid 19 bi. ñu dem ba jamono ji Macky Sall jël ay mesures yu sévères sax du ma ni yomb mesures yu sévères ñu dem ba moment bi au dernier moment mu soog a ne da koy yóbbu ba 22h man pour man couvre-feu amul sens ci feebar bi li mu war a def na ko def mais pas ay jëlee 22h nañ arrêté 22h bi sax na teggi couvre-feu bi total loolu laa gis ko loolu nga gis couvre-feu bi total mais mën nañu wax ni tey pour une fois depuis feebar ba mu fi duggee ba léegi daal dina déglu ñi nga xamante ñooy population bi. waaw xam nga déglu population bi. loolu daf ko war di def saa su ne parce que population bi ci suuf ñoo dund chaque jour li gën a metti ñoom mesures yu ñu jël amaana ñoom duñ ko dund mais ñun ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci banlieue bi ñi nekk ci dëkk bi fi mu gën a soree mesure bu ñu jël ci ñooñu lay gën a metti kon donc ba wàccee couvre-feu 22h sax doyul ba tey. donc président Lamine dégg nga li Sidy wax ne même boo wàccee couvre-feu bi. ba 22h sax doyul mu fekk si li nga waxoon fu war a dindi li nga xamante ni mooy couvre-feu bi te yow loolu lan moo ci sa xalaat. li ci sama xalaat mooy li Sidy wax xam nga lu tax ma d'accord si ak moom maanaam dañu war a tekki askan bi gis nga askan bi dañu tënk moment bii nii feebar bi dafa ñëw tënk suñuy xel suñuy xalaat gis nga diggante 19h ak 22h ba 23h am na ñoo xamante ni seen dépense ci lañ koy liggéey ci lu sell tey mënatuñu koo am gisuñu sensu. moment bi ñu booy xool guddi gi la nit ñi gën a moyen lu ñuy dox ko bëccëg bi ñoom ñu arrêté guddi gi 20h yow 20h léegi Sénégal booy xool day leer nañ am na ñu mu sonal donc dindi bi su ko mënoon dindi totalement mooy li gën su fekkente ni mun ko tamit 22h bi baax na bu ko defee 23h baax na mais daal boo bëggee dégg-dëgg war nañoo tekki askan bi parce que li Sidy wax ni yow sax yaa ko wax ni maanaam gis nga ni président mu ngi déglu askan bi non askan bi ñoo yëngu. bu doon ay wax kese doyut parce que dafa am ay actes yu fi xew léegi nag muy commencé jàngat xam naa loolu mu demee ba ci biir ñu xuusaat.
donc pour revenir ci li nga xamante décision boobu jël na ko ñu yëg ni aussi président dina def message à la nation le mardi 11 mu war a tombeek message boo xamante ni aussi président France war na ko defal ak askanam keroog nga toog fii nga ni ñun dañuy copier coller daa mel ni ci lancé boobu nga nekkoon ci la président bi jëm. waaw Aliou maanaam boo gisee ma wax loolu ci la nekk ba léegi te bis buñ ci génnee ma ne la def na leneen lu bees mais jusqu'à présent ñun nee naa la bu fekkoonte ni tey France dafa am 95% wala 90% musulman tëjul ay jàkkaam ñun duñ tëj suñuy jàkk mais boo gisee kaawu jàkka yi moo gën a minime ci li ñuy wax c'est parce que ñun ñi ñuy xool suñu njiit yi ñu ñuy xool ak ñu ñuy toppandoo ñoom affaire u jàkka intéressé bu leen kon loolu moo am quoi. loolu moo am donc ma joxaat Sidi donc comme ni nga ko waxee noonu ci yëfu jàkk yi ñuy joxe ay information yoo xamante ni daal nañ ko jot ginnaaw couvre-feu bi nga xam ne wax nañ ko aussi jot nañ ay information yoo xamante ni ci discours message bi nga xam ne président war na ko def bokk na ci acquisition wu sans masque appareil respiratoire loolu bokk na ci li mu war a wax bokk na ci aussi distribution générale de 1 million de masques loolu aussi dañ koy rafetlu ñu war a aussi aménager li nga xamante ni mooy pavillon wu université Cheikh Anta Diop bi donc pour ñi feebar sii di keroog loolu doon nga ko wax fii tamit bokk na ci aussi décision bi nga xam ne moo ci gën a am solo loo xamante ni dina intéresser séeréer yi muy diminution 50% wu prix ñi nga xamante ni mooy denrées alimentaires yi wala denrées de première nécessité yi bokk na ci ceeb diwlin suukar yi demee noonu waaye bokk na ci aussi tamit comme ni ko président Lamine daanalee léegi ñu ngi envisager tijji li nga xamante ni mooy jumaa yi ak jàkka yi donc Sidi loolu noo gisee. waaw bon lii su amee dinaa ko rafetlu parce que tamit mën nañ ne ñi ñuy bëgg a dégg même su dee moom déggul luñ koy wax am na ñeneen ñu koy jot di ko jottali parce que la fois passée waxoon naa hôtel yi ñuy fay ay 40 000 par malade 50 000 par malade nañ defar université teg fa malade yi quoi je pense que loolu moo gën liñ doon fay nañ ko dugalaat ci njàng mi parce que c'est très important parce que Sénégal am na problème mu xaalis te après Covid dafa jaru sóoraale su ma dellusiwaatee tuuti rek ci couvre-feu bi muy li président Lamine wax rek am na ñoo xamante ni de 22h jëm kaw dinañ liggéey ci seen dépense ci lu liggéey bu sell mais ñun dafa am loo xamante ni ñun ñoo ko war a bañ xam nga muy lan ñun waruñu copier coller ci français yi parce que lu tax soo xoolee France moo tëj frontière am moo tax ñu tëj suñuy frontière France moo arrêté ay écoliers moo tax ñu arrêté suñuy écoliers France moo def confinement attanuñ confinement ñu def couvre-feu France war a président Macron war a waxtaan le 11 moom Macky Sall tamit ne day waxtaan le 11 mais ñun est-ce que ñun Macron lañ voté loon wala Macron moo ñu moom wala lan kon donc ñun on a ay réalités yoo xamante ni moom la sénégalais bi soxla ci suñu njiitu réew na xool selon ñun suñu société ni muy doxee mu doxee noonu. ok selon suñu société ni muy doxee ñu doxee ko donc dañuy def benn transition comme ni nga ko waxee noonu selon suñu société ni muy doxee ñu des ni temps yi suñu société bi ni muy doxee xaw na am loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy ñaawlu muy violence policière bi nga xamante ni ñu ngi koy noté ci population bi tey loolu la moo sa gis-gis. waaw violence policière bi moom comme li Sénégal ñëpp di jooy ci réseaux sociaux yeeg ci ñëpp muy dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey parce que gis nañ fi récemment ñoo xam ne dañ doon célébrer mariage te ci au moment boo xamante ni dañoo tere rassemblement yëpp ñu jàpp leen defuñu fa sax 24 heures ñu def leen liberté provisoire ñi nga xamante ne tey muy la famille Dieye de ñetti mbaar ñu def leen lu metti mais après du mujj fenn parce que lan moo tax ñii ñoo am xaalis ñii amuñu xaalis te Sénégal warul am benn justice boo xam ne 2 poids 2 mesures boroom néew di doole bi ak ki am doole nañ leen yamale parce que bu yàggee dina fi indi lu garaaw parce que ñun néew doole bu ñu yàggee gis li dinañ mus a révolté wu. président la dégg nga comme ni ko Sidi waxee dafa am justice pour ñi am ak justice pour ñi amul d'abord yow feey noo ko gisee. waaw non dama koy dëggal parce que loolu Sénégal noonu la mës a doxee depuis suñu maam yi ba léegi suñu maam yi dañ doon bañ ak tubaab yi am ñu ci topp am ñu ci toppaat mais boo xoolee situation bi ni mu demee. Marseille damay ñëw benn exemple laa lay jox ci Marseille pour won la ni baadoola bi rek moo sonn. non Marseille dinañ ci ñëwaat. ok léegi ma continuer ci violence kii policière bi maanaam boo déggee Sidi mu ni la baadoola bi moo ci sonn
parce que jàpp nañ ñoo xamante ni ñu ngi doon def célébrer seen mariage même pas 24 heures ñu libéré leen am na benn imam bu ñu jàpp ba léegi nii mu ngi rëbës. avant mariage bi am na ay jeunes yu organisé woon soirée privée aussi. voilà donc loolu moo Sénégal mooy doxee noonu ba fii may wax ak yow am na ay borom doole yoo xamante ni mën nañ jóge fii dem Touba wala ñu jóge fii dem Kolda wala fu leen neex Sénégal mooy doxee noonu ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax même bu couvre-feu bi amul ak bu amee ñoom nag dafa gën a metti parce que moment bi ñun dañoo tënk li may wax dañoo tënk mooy lépp loo xamante ni ñun baadoole bi instant bi soxla woon nañu ko arrêté nañu ko côté transport côté marché foofu laa ci bëggoon a laalee ñoom seeni marché yi nga xamante ni moom fa la ñuy dem marché yooyu mu ngi ubbi. waaw dinañ ñëw ci marché yi dinañ ci ñëw. waaw dama dencal ma loolu. exemple laa lay jox foofu quoi maanaam pour woon la ni rek gis nga baadoola bi moo sonn te lii xew fan yi ñu toll nii bu ci jugul président te dina ci wax mardi bu si jugul man Lamine maa la wax fi di nga fi gis soulèvement bu garaaw. mais relation entre ñi nga xamante ni ñoom ñooy force de l'ordre yi ak citoyen ñu gis ni benn relation boo xamante ni bu waroon rattax la boo gisee force de l'ordre bi sa xel dal mais on a comme l'impression que ni tey sénégalais bu gisee tey force de l'ordre bi day tiit. waaw loolu xam nga ñoom ñoo ko bëgg a dugal ci suñu bopp mais gis nga boo comparé ak yeneen pays yi ñu jigee man yi ma jot a dem ñun ni ñu am ci suñuy force de l'ordre ñoom amuñu ko sax ci seeni force de l'ordre suñuy force de l'ordre ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay amu ci kenn fii kuy tëdd 2 jours te toogoog benn force de l'ordre koo xamante ni soldat la ngeen bokk jotaay bu ngeen di waxtaanee te yar nañ leen ci ñu xam kii mooy sa waay kii mooy sa mag kii mooy sa nangam mais suñu état bi ñu nekk ni ñun depuis Macky Sall bu mu faloo léegi dañu bëgg a imposer benn loi boo xamante ni maanaam bu force de l'ordre ne hop rek nga tëb alors que loolu force de l'ordre teguñu ko fii pour loolu dañ ko fay teg pour mu duñu aar xam nga dañ leen ne défendre fii bi booy di génn di manifester ak di sànni ay xeer ak yooyu mais ñoom ordre la ñuy jox ñu dem mais boo xoolee exemple laa lay jox li xew fële côté yenn village boobu mais force de l'ordre amul kuñ ko mën a dàq kuy jàkkaarloog ku yor pistolet di xeex ak moom kooku ay xeer dawloowu ko mais pourquoi ma wax la ñun suñu force de l'ordre am nañu yërmande mooy bu ñu jëlee ay xeer di leen dàq ñoom ñooy reculer c'est parce que bëgguñoo gaañ mais suñu nguur yi ñoo leen bëgg a imposer pour ñu nekk nit ñu soxor pour askan bi ëllëg ñu bañ a wax bañ a kaas bañ a jug. d'accord Sidi. kon bu ñu jegee président Lamine nu mu waxee kon donc ci formation bi la parce que ci formation bi lañ leen di pousser ñuy def acte yoo xamante ni bëgguñu ko def kon est-ce que jotul ñu xoolaat formation. waaw bon man li may wax ci force de l'ordre mooy ñoom muy la police la gendarmerie suñu ay frères lañ parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk ñooy yeewandoo ñooy kiiwandoo mais il faut ñu comprendre benn affaire gis nga nit kenn du ko xoj parce que tey boo xoolee liy am violence yi am dañu lay bëgg a xoj nit nag boo ko bëggee xoj day fippu loolu moo koy waral léegi nag dañoo toll foo xamante ni tey formation bi nga xamante ni la police ou la gendarmerie ñoom kenn du leen ko jàngal kenn du leen wax bu leen parce que benn rek mooy policier amul droit dóor nit amul fenn fu ñu ko bind ci constitution policier alkaati amul droit dóore léegi boo dóoree koo xamante ni xolam mënu ko maîtriser mu fayu lan la ñuy wax. parce que loolu bu doon yenn quartier yi image yooyu ñu gis mun na indi leneen. lu garaaw mën na indi leneen ak leneen parce que am na yoo xamante ni soo ko defee tey fi mu toll nii lan moo tax tey policier bu reyee nit coolu du bari te nit bu reyee policier affaire bu garaaw ngay gis. kon donc police bi aussi war nañu xoolaat bu baax li ñuy def ak population bi bu ñu leen gonfler rek dem leen ci population bi jël leen ay yat dóore leen ngeen dem dóor kenn waru ko def doomu aadama dañu war a bàyyi dóore yi teguñu ko fenn ku deful lu dul yoon nañ ko jàpp yóbbu ko justice teg ko ci yoon bu laajee ay daan ñu teg ko ay daan mais pas jàpp doomu aadama bi di dóor di toroxal. d'accord loolu dafa ñaaw. d'accord bu ñu jógee ci loolu aussi comme yaayor micro ba léegi dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy ci fermeture marché yi. ñu gis ne ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax les grandes surfaces. ku demee ni Auchan. enregistré na bu yàggul Auchan bu Castor benn cas de coronavirus. ñu gis ci marché yi ba léegi gisaguñ fa cas boo xamante ni mën nañ ni kii ci marché bi la ñëw am coronavirus donc te bu amee tamit kiiwul comme niñ koy kiiyee. mais tey jii nii est-ce que décision boobu jotul ñu xoolaat ko parce que tey ñu ngi permettre ñi nga xamante ni ñooy grande surface yi di ay entreprises étrangères ñuy écouler seen ay produits. di enrichir wu ñun suñu yaay ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur informel bi. 2000 francs sax mënatuñ koo am. waaw bon xam nga Auchan c'est la France quoi Macky Sall amul fitu tëj Auchan am na fitu tëj ay marché mais amul fitu tëj Auchan. te Auchan nekk suñ biir dëkk. ñemewu ko loolu maa ko wax Macky Sall amul fitu tëj Auchan. am na fitu nag tëj marché yi mais amul fitu tëj Auchan parce que Auchan ñan ñoo ko moom ce sont les Français
te français yi ñooñu moom nañ ko wax te dee. da nga jàpp ni ñun ñu ngi ci colonisation déguisée. colonisation déguisée non du déguisé sax colonisation bu leer. xam nga li ñuy déguisé mooy loo xamante ni dañ koy xaw a nëbb mais nëbb amu ci. ñun décision yëpp wax ma benn décision boo xamante ni France jëlu ko Sénégal soo ko jël amul surtout ci Covid bi lépp dafa leer suñu entreprise yi gën a ngande ay français lañ suñu service yi gën a rëy ay français lañ. d'accord kon donc Macky Sall mënul tëj Auchan. du ma ne ñemewu ko def da koo mënul. d'accord président Lamine dégg nga kii Sidi nu mu ko waxee Sénégal Macky Sall amul fitu tëj li nga xamante ni mooy Auchan donc tey jii nii ñun tey est-ce que jotul tey ñu bàyyi waxu tëj tey def waxu organiser. waaw xam nga fi nga ñëw noonu bee passé fa lañ daane la woon maanaam lépp lu ñu fi tëj mën nañ ko organiser am na yoo xam ne nag mënul ñàkk ñu tëj ko parce que li muy apporter askan bi bariwut mais bu lu toll ni marché li Sidi wax dëgg la maanaam sañu ñu tëj Auchan sañu ñu tëj yeneen kii parce que même bu dul affaire de France ñoom ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk moyen ñoom foofu la ñuy dem duggee seen jabar génnul seen kër naan mu ngi dem marché Castor wala marché Thiaroye wala marché Nangam tey dama lay jox benn exemple bu ndaw def nañ fii benn émission ak suñu benn yaay bu dëkk benn 8 mars fële Tivaouane Peulh suñu yaay boobu Tivaouane Peulh lay toggee fondem fajar mu jow marché Zing jaay ko su ko jaayee ndugg ci dépense këram léegi yow kooku soo nekk toogal sa kër te ba léegi ni joxagoo ko ceeb joxagoo ko dëwlin maanaam tëj nga marché bi mu nekkoon marché bi mu doon dem nga ni marché boobu da nga koy tëj lan lay dépense te am na ñu dëkk ñun ci banlieue bi fii ñoo xamante ni mënuñoo dem Auchan c'est pas parce que dañu faa ragal a dem yoruñu moyen parce que yow boo dëkkee Yëmbal Auchan bi nekk Kër Massar wala mu nekk Guédiawaye nga war a jël passe transport bi 500 aller retour pour dem te yoroo lu dul 2000 francs yooyu soo demee marché Thiaroye mën nga cee dugg loola dépense suba kese kon yow mënoo dugg loo xamante ni da nga ciy dépense pour 2 semaines wala maanaam dañuy organisation bi moo bon sóoraale wu ñu baadoo lay seen bopp dong lañu fi nekkal Auchan ñoom ñoo fay dem yaa ngi dégg ba pare français yi ñoo ko moom man bëgguma sax di wax français yi ñoo ko moom mais au delà de loolu dama ne ñoom ñoo fa am accès am na baadoo la bu nekk fii ci banlieue bi amul accès Auchan amul accès casino. d'accord donc tegal foofu sa baaraam ñi ñëw donc comme temps bi mu ngi waajee am na benn question boo xam ne peut-être mënul ñàkk ñu dugal ko ci mooy coow li nga xamante ni moo jub ci li nga xamante ni mooy comité de suivi bi ñu dégg ni jox nañ leen 107 millions yoo xamante ni war nañ ko séddoo mu indi coow ñi nga xam ne ñoo faree ci opposition ku si demee ni Toussaint Mangara ak ki nga xam ne mooy Habib Sy ñu daal di bañ ñeneen ñi nga xam ne ñoo faree ci position xaw ma ci pouvoir bi ñu daal di nangu ba mu indi coow loolu noo gisee. loolu waroon nañ ko sóoraale ba mu woowee Mansour Faye jox ko lengee ni ko tiyal gérel ñu déedawaay nga woo ay Aïssata Tall Sall ay Habib Sy ay ñeneen ak ñeneen pourquoi ñu dugal ci ay Toussaint Manga parce que député la ba pare parti démocratique la nekk ñu masqué quelques opposants rek dugal leen ci mais ñeneen ñi si des ñëpp mooy ñi lebaloon Macky Sall mbaqus. pourtant Issa Sall moo ko jiite. Aïssata Tall Sall lan. Issa Sall moo ko jiite. mais Issa Sall fan la nekkoon. Issa Sall parti pur ba mu yoroon. waaw est-ce que instant bi ni moo ko yor ñu ngi wax day wax ak président wala waxul ak président mais lu mu ci mënti doon jël nañ quelques opposants dugal leen ci pour bañ a feeñ bu gaaw feeñ bi nii dafa gaaw de mais bugguñu woon feeñ bu gaaw bi parce que am na ñoo xamante ne ñoom moom ñoo àndoon ci élection yi ñooñu soxla woon nañu poste ba léegi amaguñ ko woon mbaqus la et puis pourquoi ñu ni ñoom dañ leen di jox 3 millions 500 te ñu ñoom danoo volontaire tey président waratul woon fayiku caisse noire am da ko waroon a yulli teg ci table bi mais defuñu ko askan bi ñoo dajale xaalis jox leen ñuy ñaan yeneen dëkk yi ñu jox leen ñu jënd ay ceeb te ba léegi nit ñi jotaguñ ci. d'accord donc Sidi dégg nga li président li nga xamante ni moom la président Lamine wax. donc yow tey comité bi coow li si jóg 107 millions yi ku nekk war a am 3 millions tey est-ce que nekkul président si boppam moom moo leen warul woon jox xaalis. gàcce laa koy wax quoi gàcce. bu métti ci comité bi parce que lu tax mu am gàcce bi Sénégal nekkee ci guerre tey ñi fa nekk ñëpp ay politiciens lañ yàgg nañoo toog di solal nit ñi ay t-shirt di leen jox 1000 francs yéega leen ay oto di leen déplacé wu. tey fi leen Sénégalais yi soxlaa ba yow nga génnee mën a génnee sa 2000 que la génnee 1000 francs que la génnee 3000 am dem defar ay masque jox Sénégalais yi ñoom bi Sénégalais yi soxlaa ndimbal amuñu dara lu ñu mën a delloo Sénégalais yi lu dul jëlaat ci suñu xaalis naan dañ koy defaat seen poche loolu gàcce la ñooñu mënatuma gëm ne sax ay patriotes lañ mënatuma gëm ne ay sénégalais lañ parce que yërmande bi ñu war a am. mais am na si ñoo xamante ni dañoo opposé wu ci loolu. waaw ñi opposé wul ñoo ëpp
ñi opposé wul ñoo ëpp parce que boo jógee pour liggéeyal sa réew am nañu ay salaire yu ñuy fayee ko par mois segam ñoom seen salaire yi lañ daggul sax defar ko ci askan wi loo xam ne sénégalais yi ñoo ko cotiser dajale ko ba mu mat ay milliards nga ñëwaat naan da nga ciy compaat 3 millions yoo def sa poche loolu gàcce la di wax nag le président Macky Sall moom ci boppam su dee mi ñuy dégg ni dindi loolu parce que tey xaalis boobu mu dajale ay sénégalais comme ñooñu ñoo ko liggéey ñii ay maçon lañ ñii ay manœuvre lañ ñii ay apprenti super lañ même bu dee seen xaalis yegsiwul ci nguur gi jënd nañ ko ay masque distribué kon donc ñooñu nañu def yëfu patriotisme. d'accord dañu def yëfu patriotisme loolu la si di daanelee loolu aussi la ñuy tëjee li nga xamante ne mooy émission bi temps bi ñu cërale woon jeex na le dernier mot. waaw sama dernier mot mooy nañu defaraat jikko yi di xoolaat yenn décisions yi bu ñu koy jël ñu xool nan lañ ko war a doxalee bu ñu jël décisions yi rek moom ñoom mu arrangé leen te du arrangé yi yeneen sénégalais yi Sénégal njiit da ngay tëddee njaaxaanaay mais bul làqu doom dóor doom na yaatal lépp ñëpp yam ci. d'accord bul làqu doom dóor doom loolu la si di daanele président Lamine. waaw bon sama dernier mot mooy di wax nguur gi ak ñi nga xamante ni ñooy borom doole yi nañu am yërmande sénégalais yaa ngi souffrir nañu am yërmande waxoon naa ko ci départ ba nañu wàcc ci village yi wàcc ci banlieue bi xool ñi yeyoo ndimbal ñu jox leen ko bari na ñoo xamante ni dégg nañ ceebu état rek gisaguñ ko te gëw ma ni dinañ ko gis ku ci am sa ndimbal la ma waxoon ci départ ba xaalis ba nu dajale woon bu ñu ko joxoon askan bi bañ koo teg ci loxo état bi kon askan bi jariñoo ko kon nañu delloo siwaat xel yi te am yërmande Aliou damay insister waat jàkka yi nañ ko ubbi te organiser ko. d'accord jàkka yi nañ ko ubbi te organiser ko donc loolu bokk na ci li nga xamante ni le président de la république war na ci wax le mardi mais avant ma tëj dama am benn cri de cœur boo xam ne faa ma def ko muy politiciens yi nga xamante ni bu ñu la indilee même homo sax bu ñu la koy jox dinañ la photo population bi nañ am fulla am fayda ku la jox dara bul nangu mu photo la parce que liñ lay jox yow yaa ko moom ñoom moomuñu ko xaalisu askan bi la liggéeyuñ fi dara loo xamante nii mën na leen ma yenn alal yi xaalisu askan bi ngeen di jël di ko jëloo ci askan bi bàyyi leen askan bi ngeen di photo di leen di wone bu leen jël feebar bi di ci profito di campagne heure campagne jotul loolu laa amoon lu may wax maa ngi jaajëfal ñi nga xam te ñoo nekkoon samay Constant Sidi ak président Lamine maa ngi leen jaajëfal aussi yéen ñi nga xam ne yéenay mbokk internet El Vision Médias di leen wax ngeen abonné ok maa ngi leen jaajëfal bu baax